aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim seen mbokk docteur Mansour Diouf moo dellu siwaat am message bu important bu mu leen war a jox comme ni ma leen ko digge woon rek neen feebar bi moom lu ñuy gën a dem rek xam-xam yi ñu ci xam ci feebar bi di gën a yokku bu ko defee recommandation yi ñu joxe tamit di ci am ay soppeeku loolu moo waral fan yi ci ginnaaw ngeen gis ne li ñu waxoon ci wàllu masque yi mu indi ci ay soppeeku keroog def naa ci benn vidéo pour wax leen ko ni leen li ñu waxoon sax ni masque yi dañ ko jagleeloon ñi nga xamante ni ñoo doon am ay symptômes maanaam ñi nga xam ne dañ doon sëqat wala di tisooli léegi loolu soppeeku na donc pratiquement dañu bëgg sax ñëpp di sol masque bu ñuy génn parce que xam-xam bi nga xam ne moom lañu gën a xam feebar bi ak ni muy wàllantee ak ni épidémie bi di évoluer loolu moo waral soppite yooyu donc loolu donc warul jaaxal kenn ci loolu nag daf ci indi ay soppeeku yu am solo yu am ci maintenant bu ñuy toppatoo képp koo xamante ni dafa faatu ci wàllu feebar bi gis ngeen ni li ñu njëkkoon a joxe ci ay directive mooy que ni doon ñu woon permettre nit ki ñu sang ko doon ñu woon permettre mbokk yi laal koor bi niñ ko doon war a toppatooy ba di ko denc ak yooyu yëpp dañ doon wax sax da nga koy dugal ci seen cercueil yooyu ñi nga xam ne day tëju fermé complètement nga xam ne immédiatement li ñu doon wax mise en bière immédiate gis ngeen yooyu yëpp nag fi mu nekk nii xam-xam bi ñu am ci gëstu yi ñu amaat ci feebar bi ni muy wàlleek ak épidémie ni muy progressé indi nañ ci ay soppeeku yu am solo yoo xamante ni yooyu nag dafay modifier complètement prise en charge loolu moo waral kuréel gi ñuy wax au conseil de la santé publique nga xamante ni ay experts ñoo fa daje ay baram ñoo xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu médecine ñoom ñooy xelal nguur gi di jël ay décisions ñooñu ñoo indi ay soppite yu bees ci wàllu ni ñuy toppatoowee nit ku faatu ci feebar bi ba tax na la ñu ni woon mise en bière immédiate nga xam ne ku ci faatu dañ la war a jël léegi dugal la ci cercueil bi tout de suite fermer ko loola mesure boobu dindi nañ ko ñaareel bi permettre nañu ñi nga xamante ni ñooy mbokku ki faatu ñu assister fi ñuy defaree néew bi ci biir morgue bi walla ci biir chambre mortuaire ak lieu bu mu ci mënti doon bi ci des nga xam ne moo ci ëpp solo nag te loolu daf ñuy intéressé ñun notamment Sénégal ak ñun ñi nga xamante ni ay jullit lañu te defar suñu néew sang beeg yooyu dafa am solo ci ñun léegi sang ba ñu ni woon mënatuloon na nekk léegi dafay mën a nekk dañ koy permettre donc loolu lu am solo la donc léegi permettre nañ ñu sang ko loolu li ko indi nag mooy ni dañu gis ni donte néew bi ni mu daan wàllee feebar bi ni mu daan wàllee buy dund bu génnee àddina noonu lay continuer di wàlle loolu moom dindeekuwul mais seulement wàllin bi ak ni mu daan wàlle ak importance bi mu daan am dafa wàññeeku li ñuy wax voie de transmission yi dafa wàññeeku te loolu xel mën na ko nangu parce que bu ngeen seetloo ni nit kiy dund nga xamante ni bu sëqatee wala mu tisooli dafay génne doomu jàngoro bi ki ko jege noyyu ko xam nga kooku bu faatoo loolu moom day dañ donc wàllin boobu noonu moom amatul donc li koy des mooy laal ko sa loxo wàllinu laal loxo bi nga xamante ni doomu jàngoro bi nekk ci yaramam nga laal ko voilà mu yow mu wàll la donc léegi ki nga xamante ne nii moo koy defar di toppatoo néew bi léegi dañuy wax ni moom dafa war a sol li ñuy wax équipement de protection donc mooy équipement de protection yooyu ñuy sol dina ko sol boole ko sol masque yi tamit foofu nee nañ masque kii doy na ci mooy masque chirurgical mooy bii nii donc soxlawul masque FFP2 bi nga xam ne moom la fajkat yi di sol donc masque bii dina doy bu solee masque yi ba pare nga sol ay lunettes de protection mooy lunettes yu mag yooyu nga xamante ne koy sol nii pour bañ yooyu yëpp li ñu ci jublu mooy benn parce que liquide yi nekk ci néew bi loo xam ne lépp loo xam ne day génnee ndox ci moom foofu foo ko fa laal ak fi ñuy wax ay muqueuse moo xam ay paxu bakkanam la moo xam ay gémmiñam la moo xam ay bëtam la ak yi demee noonu ak bépp liquide buy génn ci moom foofu boo ko laalee mën na am doomu jàngoro bi
donc boo solee loolu masque bi ak lunette de protection yi ak ay gants à usage unique gants yi nag lu mu gën a gudd mën a couvrir parce que boo solee casaque bi li nga xam ne mooy équipement de protection bi gants yi mën a ñëw ba fii ba yegg si ba fii nga xam ne dina protéger bu baax say loxo nga teg ci li ñuy wax tablier de protection anti projection tablier waaw gis ngeen par exemple mooy genre kii boobu nga xam ne nga koy sol ni sa kanam nii rek genre tablier la te mun na nekk sax en plastique wala yooyu nga xamante ni da lay protéger ci lépp luy liquide bu mu bañ a laal sa yaram wala laal sa yëre yi nga sol léegi loolu boo ko defee di nga mën a sang kii bi buñ ko sangee ba pare nag donc ñi nga xamante tam ñooy mbokk yi te war a ñëw assister ci loolu donte ñoom tam dañuy participer ci sang bi ñoom it dañuy habillé wu comme noonu protection yooyu donc loolu day indi soppeeku gu rëy donc ci ñun ni ñuy toppatooyee suñu way dawloo yi loolu boo ko defee di nga mën a sang kii bi buñ ko sangee ba pare nag donc ñi nga xamante tam ñooy mbokk yi te war a ñëw assister ci loolu donte ñoom tam dañuy participer ci sang bi ñoom it dañuy habillé wu comme noonu protection yooyu donc loolu day indi soppeeku gu rëy donc ci ñun ni ñuy toppatooyee suñu way dawloo yi donc loolu daal mooy message bi ci ëpp solo buñ ko defee ba pare nag sang ko ba pare ba lëmas ko ni ñu koy defee noonu ci perkaal yeeg yooyu comme ni ñu koy defee rek après nag ci lañ koy dugal nag ci sac mortuaire boobu ñuy wax housse boobu nga xam ne moom la ñuy wax bu ñu ko defee ci housse bi nag après mën nañ koo ñëw nag teg ko jullee ko mais bu ñu koy jullee tamit ñi nga xamante ni dañ koy jullee donc nañ ko dànd loo xamante ni dina ëpp 1m50 waaw ki nga xam ne mooy nekk ci kanam war na ko mën a dànd ki koy gën a jege daal war na minimum 1m50 seen diggante bu ko def bu ñu ko jullee ba pare mën nañ ko jël noonu nag dem denc ko noonu nag ak sac bi waaw loolu daal vraiment muy lu am solo loo xamante ni au conseil li ñuy wax nag au conseil de la santé publique nga xam te ay borom xam-xam ñoo fa nekk te loolu nag li ko lal mooy xam-xam bu yokku ci ni ñu gën a xamee feebar bi naka lay wàllee waaw moo tax nag di ngeen gis fii ak fan tamit fu lu ñu gën a avancé rek ci feebar bi bu ko defee ñuy gën a xam doomu jàngoro bi parce que waxoon naa leen ko bis bu yàlla sàkk ñuy gis lu bees ci doomu jàngoro bi donc loolu nag lu fi am xam-xam bu bees bu fi ñëw tamit war a indi ay soppeeku ci liñ leen recommandé woon tamit bu ko defee ñu dellu si rek xamal leen ko kon lii nag dafay wax ni dafay jar nag ñu toogaat ak boroom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu fiqh bu ko defee ñu xoolaat léegi en fonction résultat yu bees yi ñu indi ak lii xam-xam boroom xam-xam yi wàllu médecine yi indi nu ñuy adapté woo par rapport ak loolu donc la nga xam ni moom la ñu tëraloon ñu seetaat lan moo ci indi ay soppeeku ci wàllu li fiqh wax ak ni ko l'islam tërali donc lii nag muy lu am solo ñu war ko jàllale boroom xam-xam yi tamit war cee wax ñoom it génnee ay directives yu bees ci wàllu nu ñuy toppatoowee néew yi ngir lii nga xam ni mooy xam-xam yu bees yu waa kër docteur indi lii nag lu am solo la loo xamante ni bëgg naa message bi ñëpp jàllale ko incha allahu rabbi baax na kon nag seen mbokk la woon docteur Mansour Diouf di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla dimbali ñu rek musal ñu ci feebar bi nga xamante ni moom moo ko fi teg di ñaan mu teggal ñu ko nu mu gën a gaawe incha allahu rabbi kenn bañ cee lor waaw di leen dox dig daje beneen yoon saa yu ñu amee nouvelle wala benn information boo xam ne am na importance rek dinañ dellu si waat wax leen ko nii donc bind naa ko ci tubaab wax ko nii ci olof donc pour ñëpp dégg ko wasalaamualeykum wa rahmatullah